Alaikum Amadou Ndiol Ndao coordonnateur Macky Ali Ndam international et national ñu xam ko ci dëggu ak am Pastef lool ministre bi nag jaral ko lu nekk léegi nag dafa am xew-xew bu am barki démb ma lay laaj yow lan moo ci sa gis-gis. waaw salaamaaleykum mon frère Ibrahima maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax di rafetlu dalal bi nga xam ne dalalaat nga ma ko ci sa émission ñu war a waxtaanee ci wàllum Macky Ali Ndam mouvement Macky Ali Ndam d'accord ma nuyu nag mbokk sénégalais yi nga xam ne ñu ngi may seetaan ci YouTube bi si national international samay militante yi nga xam ne ñu ngi may suivre. nga xam ne tey bu ma agsee fi ma agsee ci politique tey ginnaaw yàlla ñoo ma puus ñoo ma dooleel ñoo ma jàppale waaye nag di sant sama papa maa ngi sant sama papa di ko gërëm di ko ñaanal yàlla guddal fanam bàyyi ko ci suma kanam ndax tey fu ma agsi tey ci politique ginnaaw yàlla sama papa moo ma ñaanal moo ma dooleel jàppale ma waaye nag yàlla boole ma ak jigéen ñu mel ni ñoom Rokhaya Diop ñoom Sophie Ndiaye ñoom Ami Diop ñoom ñëpp ñu di ma soutenir fu ma nekk rek ñëw nañ jàppale ma ci xeex bi ku mel ni suñu journaliste national Amina Kobar ak ñi nga xam ne Baye Fallou Ali diaspora Abdou Konté ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa biir réew bitim réew di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi. donc ñëw na ci sa question bi xam nga problème mu Macky Ali Ndam problème la boo xam ne du problème ndax tey ni nga ko yëgee rek noonu laa ko yëgee dama nekkoon ci Macky Ali Ndam di liggéey xëy un jour ñu retiré ma complètement te la tax ñu retiré ma xëy na man xaw ma ko mais ñoom xam nañ ko. waaw jërëjëf gannaaw loolu ma laaj la yow génne biñ la génne ci Macky Ali Ndam yow noo koy jàngatee ak aveniru Macky Ali Ndam yow noo ko gisee. waaw Ibrahima ma ñëw tontu la ci sa question bu am solo ndax génne biñ ma génne ci Macky Ali Ndam dama naan damay sant yàlla bu baax. ndax tey Macky Ali Ndam man maa ko doon jëriñ mais Macky Ali Ndam jëriñu ma ndax Macky Ali Ndam bu ma ci nekkee di liggéey li ma ànd ak le ministre di ko jàppale di ko soutenir ci politique bi nga xam ne am na ko ci réew mi confiance bi président am ci moom ba jox ko responsabilité yi teg ko ci wetam ñu ñëw jàppale ko pour lan fësal liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci réew mi pour président xam ne kii kat poste yi mu koy jox mérito na ko ndax am na ay nit yu nekk ci wetam lu mu def ci acte rek ñun jël nañ ko feseel ko ci àdduna bi ba ci bitim réew wan nit ñi kan mooy le ministre de l'intérieur Aly Ngouille yëkkati image am yëkkati taxawaayam ba pare dëggal taxawaayam ci wetu président wan président ne ko ba nga amee ay ministre ba léegi mosoo am ministre bu mel ni Aly Ngouille Ndiaye ndax liggéeyal na la loo xam ne askan bi ñoo ko seedeel seen bopp te askan bi bu demee ba seedeel boppam ne kii liggéey na rek président amul lu dul mu valider kooku kon tey yaakaar naa ne président Macky Sall ñi mu teg ci wetam ñu koy jàppale liggéey buñ ko mun a defal Aly Ngouille Ndiaye def na liggéey boo xam ne mérito na chaque gouvernement mu bokk ci ndax Sénégal da ko ñor mais nag luy jàppale président ba mu am ndam ci confiance bi ko sénégalais jox ci réew mi chaque jour ministre bi ci loolu lay dox ñu nit ñu ànd ak moom ci loolu bokk nag ci mouvement Macky Ali Ndam di ko défendre Macky Ali Ndam di liggéey pour Macky Ali Ndam dem ci kaw pour gën a am doole national international pour jàppale ministre bi pour mu jàppale Macky Sall kon tey bu ñu demee ba ñenn ñi def seen i complot mbala seen i pexe ba tax ñu retiré Amadou Ndiol Ndao xëy na dama leen déranger moo tax ñu génne ma loolu garaawul. waaw dernière question ma di la laaj ndax yow génne bi ñu la génne ci Macky Ali Ndam dina wàññi lenn ci yow cofeel gi nga joxoon monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ak détermination bi nga amoon ndax ku boobu intent ak détermination est-ce que moom génne bi nii du ci wàññi dara ci kaw loolu est-ce que yow ni nga doon liggéeyalee Aly Ngouille Ndiaye est-ce que dàq bi ñu la dàq ci Macky Ali Ndam dina changer dara sa diggante ak monsieur le ministre question boobu laa bëgg daal nga leeral ma ko. waaw question boobu dama ciy sawar a tontu maanaam génne bi ñu ma génnee
du wàññi dara ci ni ma doon liggéeyee parce que dama gën a motiver ndax li tax mu gën ma motiver mooy as gor bu nekkee ci moromu gorom wane ngor ba mu jeex tàkk nga sewal ko tuutil ko rek day yëg boppam te yaakaar naa ne waa Macky Aly Ndam defuma leen lu war a mun a tax ñu def ma niñ ma def ndax sonni naa guddi naa ngir rien que pour Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Aly Ndam ak madame Ndiaye ak képp ku nekk ci Macky Aly Ndam rek jàpp naa def suma kéemtalaay kàttan suma doole samay moyen ak samay nit ñu baax ñi yëpp ma indi leen instauré leen pour ñu jàppale Macky Aly Ndam wane Macky Aly Ndam kon tey bu ñu demee ba génne ma ci période bi ñu toll nii dama may yokk motivation ndax xam naa ne man du ma doon koo xam ne damay découragé si sama àdduna lii nag bettu ma woon parce que xam naa ne politique nii lay doxee man nag dama bëgg dem ci kaw lu ma ànd ak nit ki tamit dama bëgg di prouver di wane lu tax ñu xam ne kii kat li muy def mun na ko te am na ci gis-gis mais am na ci lim ci bëgg kon tey sama digganteeg ministre Aly Ngouille génne bi ñu ma génne yaakaar naa ne mënu si wàññi dara mais dama may gën a motiver. léegi li tax ñu génne la ci Macky Aly Ndam est-ce que yow loolu danga koy bàyyi wala danga ko loo xam ne danga ko réccu la wala loo xam ne regret la wala loo xam ne yaakaar nga ne daf la yàqal mooy maanaam publication yi ngay def ak lien yeeg yooyu. waaw ma ñëw tontu la ci sa question Ibrahima di kontaan di la sant di la gërëm rëccuwuma lenn ci li ma def ba tax ñu génn ma parce que li tax ñu génn ma dañ ne dama bokk ci mouvement Marème Reyma te boo bokkee ci mouvement Marème Reyma waroo bokk ci Macky Aly Ndam ñu wax ma ne leen dama ci bokk te ba ma ciy bokk boobu Macky Aly Ndam taxawul te mouvement Marème Reyma li ko tax a jóg jàppale président Macky Sall jàppale première dame te ñi nekk ci Marème Reyma ñu ngi ci Macky Aly Ndam déjà ñu génne ma ba pare am na ñoo xam ne ñu ngi ci Macky Aly Ndam te nekk ci Marème Reyma kon problème bi xëj na Amadou Ndiol da leen déranger. léegi yow daal li nga def daal amul leen loo ci réccu te yow da nga jàpp ne daal boo nekkee ci Macky Aly Ndam nekk ci di liggéeyal Reyma tamit loolu dërëm génnul ci gaal bi la. voilà rëccuwuma ko parce que Macky Aly Ndam Marème Reyma benn la ndax compte présidentiel la ñuy sotti compte Macky Sall ak compte ministre Aly Ngouille Ndiaye benn la parce que bu ñu jëlee Macky Aly Ndam rek ça veut dire que dañoo jël Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall. waaw léegi yow yaakaaroo ne ñoom juum nañ daal ci expulsion bi ñu def yaakaaroo ne ñoom daal seen avenir ci groupe boobu noonu nan la fay demee nga résumé ma ko rek. waaw mais côté boobu tamit dama naan rëccuwut parce que ay magum jëmm lañ ñoo xool la leen neex ñu def ko xëj na ñoom loolu lañ sentir sama digganteeg ñoom ñu def loolu xëj na séparation bi moo leen gënal moo tax ñu def ko kon tey man rëccuwuma ci dara. te xam naa ne la ma mun a apporter Macky Aly Ndam mun ko apporter Marème Reyma ak yeneen am na ñoo xam ne munuñu ko parce que volonté bi ma am pour politique ci réew mi parce que man intérêt personnel taxuma jóg man Sénégal moo ma tax a jóg redresser Sénégal fexe ba emploi am jeunesse bi am liggéey jigéen ñi am ay formation am ay financement sentir ne ñoom ci réew mi lañ bokk ndax tey président bu fi mun a falu wala ministre bu fi mun a falu militants yi ñooy ñëw boole seen doole ak seen alal jàppale la ba teg la ci kaw donkaasi gi kon da nga war a ëlbatiku nga ñëw delloowaat buum ca mbooy gooy ba ña la fal ba tax nga nekk ci kaw donkaasi gi ngay dégg monsieur le ministre bala ngay dégg président nga fexe ba fu ñu la soxlaa nga wàcc ci fexe ba seen soxla la ca ëpp nga saafaraal leen man côté boobu laay politique moo tax lii rëccuwuma ci dara te xam naa ne li may yaakaar naa ne moo ëpp li may xëj te incha allah rabbi détermination ak engagement man Sénégal moo ma ñor ba tax na kon lii njàngat la mais yokku na ma fulla yokku na ma fayda mais xam naa ne incha allah réussite rek laa ci am. waaw jërëjëf Amadou dernière question maanaam yow génn ci Macky Aly Ndam mbaa yaakaaroo de dina indi rëq-rëq ci yow sa politique sa avenir politique. waaw mais génn ci Macky Aly Ndam mënut a indi rëq-rëq ci sama avenir politique ndax avant may xam Macky Aly Ndam am na fu ma nekkoon di yéeg premier étage deuxième troisième ba ak ci Macky Aly Ndam
comme tey bu ñu ma génnee ci Macky Sall Ndam du tax ma freiné wu foofu de damay continuer sama chemin xam ne tant que atteindre ma li ma bëgg du ma taxaw kon Macky Sall Ndam bu ñu ma ci génnee dañ may libérer pour ma gën a mun a concentré wu gën a taxaw nag pour liggéeyal président Macky Sall li des ci mandat bi liggéey boo xam ne sénégalais yi dinañ gis changement ci réew mi ba nga xam ne président dina xam ne ñun ñi ànd ak moom di ko jàppale taxawul nañ ko kon Macky Sall Ndam buy perte ma am ñoom ñooy perte parce que élément bu mel ni Amadou Ndiol Ndao soo ko bàyyee yow yaay perte rek parce que neewu ma ne mun naa lépp de mais li ma mun a apporter am na ñoo xam ne ñu nga fa munuñu ko man su ma dëgg du ma ko nëbb su ma la waree wax dëgg dama koy wax su ma waree wax la ma wax ca kaw laa koy waxee du ma wax ci suuf wax ci kaw politique nag bu fekkee da nga bëgg a politique nga ragal doo wax dëgg di raay-raayal xamal ne doo politique see man nag sama ngëm-ngëm laa am sama conviction damay politique ànd ak nit ki mais du tax ma jox ko lépp bu dëgg jotee ma wax ko bu ànd jotee ma ànd ak moom. jërëjëf question yi tontu yi rafet na macha allah maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal nag bonne continuation ak bonne suite waaw yal na daal lii xew nii macha allah doon loo xam ne daal sa yokkute lay doon te xam naa ne yàlla mën na ko def parce que yow moom ku la xam rek xam ne politicien bu mag nga ndax da nga yàgg ci politique ba nga nekkee xale maa ngi toogoon ak sa benn frère mu naan ma kii Amadou de ma ne ko Amadou de dafa mun politique mu ne ma depuis xale nii la mel dafa mos a bëgg politique kon nag man moom man am naa confiance ci yow te xam naa ne lii nii du changer dara waaw du la décourager lool doo mos a décourager ndax dund nga lu gën a métti lii te ci nga gënoon am motivation macha allah wasalaam. kon nag ma yokku ci dara di nuyu nag ñi nga xam ne ñu ngi ci Macky Sall Ndam te bi ma problème bi dalee mu métti leen ñu koy naqarlu ndax samay nit lañ samay xarit lañ te xam nañ ne dama yàgg ànd ak ñoom ñi jaxasoog ñoom bi ma lii dalee mu métti leen mais amuñu solution ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm muy góor muy jigéen muy nekk ci diaspora bi ñu nekk ci biir réew mi yëpp te bokku Macky Sall Ndam te lii bi ma dalee mu métti leen maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant képp koo xam ne rek mu ngi ci sama ginnaaw di ma dooleel rawatina sama militant yi nga xam ne ñu ngi ànd ak man jàppul leen bu leen teggi seen loxo ñu ngi ci bonne voie li ñu ñor mooy taxaw ci ginnaaw président Macky Sall di ko ñaanal yàlla jàppale ko ci yen bi ba li mu bëgg ci Sénégal yàlla may ko ci ndam man Amadou Ndiol Ndao ak équipe bi ma àndal ñu ngi ci derrière le président de la République son excellence Macky Sall di ko jàppale di préparer échéance yi ñëw incha allah buñ ci yàlla yóbbu ñu fexe ba boole suñuy doole dajale turu bi fexe ba maire yi ci Sénégal yépp ñu gagné ko teg ko ci loxoy président pour mu mun a def politique bu set politique boo xam ne du am benn sikki sàkka di wax nag militant yi nañ leen rangé wu ci derrière son excellence président di fësal liggéey bi président Macky Sall liggéey ci réew mi ku bugg a jóg dal ci koom ñu taxaw défendre ko su ko defee yaakaar naa ne liñ bëgg ci président dinañ ko am di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la baalu ak di la jéggalu temps bi ñu jël yëpp mais nag àdduna nii la lu ñu waroon leeral la leeral nañ ko lu ci jubul ci sama jëmm la lu ci jub ñu xam ne yàlla la maa ngi sant ñëpp di jéggalu di leen baalu ak jërë ngeen jëf. Wasalaam merci beaucoup.